dal leen jàmm bokk ci xibaaru digg bëccëg gi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV xibaar yi dañu koy dooree ak itam ñetteel bu pàcc ci dialogue national bi soobu nañ ci niki tey gannaaw ba ñu ko taxawale daal di koy dalloo niki tey kon daal di dañuy tàmbali liggéey yi di travaux yi président bi di Famara Ibrahima Sagna moo daal di jiite yooyu les liggéey ma nga amee nag ca building administratif ba nu dippee Mamadou Dia kon fa la mbir yi amee dañuy daal di dem foofee sax en direct fekki fa Nanko Bakayoko Nanko maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Mantoulaye Thioub Ndoye ni nga ko waxee nag. allo Nanko maa ngi lay dégg bu baax Mantoulaye. Nanko. oui Mantoulaye yaa ngi may dégg. allo Nanko Bakayoko maa ngi lay nuyu. Nanko mu mel ni da ngeen nekkoon ci ak pause di dallu mu mel ni it liggéey yi tàmbali na wala ba tey yéen a ngi ci pause ak itam boobaak léegi lan ca tënk. alors li ñu mën a wax Mantoulaye mooy ne liggéey yi noppi na saa si tembe kon li ñu mën a wax rek moom mooy dialogue national bi comme ni ñu ko waxee nag juróom-ñaari weer ginnaaw bi nga xam ne samp nañu ki nga xam ne mooy Famara Ibrahima Sagna mu jiite nag comité de pilotage bu dialogue national bi kon tey moo nekkoon liggéeyam bu njëkk mu taseek comité boobee waaye nag li ñu ci mën a jàpp mooy ne mbir yi mi ngi tàmbalee nag ci mën nañ ne gis-gis yoo xam ne xaw naa waroo ndax bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne moo jiite délégation bu opposition bi di Mamadou Matar Souran moom nag bi mu yëkkatee ay kaddu li mu xamle moom mooy ne daal téeméer ak ñaar fukk ci lim la ñu woo maanaam ci appel bi alors que comité bi donc seen njëlbeen juróom-ñett fukk la ñu woon kon daal mu jàpp ne da am na ñeent fukki doomu aadama yoo xamante ne dañ leen a yokk ci li nga xam ne mooy comité de pilotage bi mu doon décret boo xam ne nag ñoom niki tey jii lañ ciy door a jot muy nag loo xam ne ñaawlu nañ ko ñoom nag li ñuy ñaawlu moom mooy doxalin bi waaye nekkul nit ñi nga xam ne moom la ñu tànn muy ñeent fukki doomu aadama yoo xam ne kon yokk nañu ci comité de pilotage bi leneen loo xamante ne mi mën nañ ko wax ci wàll wi moom mooy koppar gi nga xam ne am na député bu ko tuddoon di Mamadou Lamine Diallo ci ne fukki million bés bu jot la li nga xam ne mooy dialogue national bi di jar ki nga xam ne nag mooy Famara Ibrahima Sagna ginnaaw bi ñu ko laajee ci lu ni mel moom daal xamle na ne loolu amul ndaxte moom jàpp na ni moom li mu wax njiitu réew mi officiellement moom mooy que ne bëggul benn koppar ñu ko koy jox jëm ci liggéey yi nga xam ne mu ngi koy amal ci dialogue national bi kon mu ne kàddu yooyee daal xamul fan la jógee te dëppoowul ak li am ndaxte ba file amul benn nuñ koy waxeeti sax li nga xam ne moom mooy kon koppar boo xamante ne bi kon jagle nañ ko dialogue national bi kon daal ñu jàpp rek Mantoulaye Thioub Ndoye ne dialogue national bi li nga xam ne mooy séance bu njëkk bi jeex na nag ci ak comme niñ ko waxee rek réero ci li nga xam ne kon moom mooy yenn point yi xam naa nag dees na si ñëw ci ni mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jataayu xibaar. Bakayoko mu nekk kon nag ca budget administratif ba ñu duppee Mamadou Dia ci tàmbaleeg liggéey yu dialogue national yi leneen lu am ci réewum Sénégal mu dee kuréelu ko mareyeur yi nekk ci réewum Sénégal banque loxo diirub ñetti fan tàmbali ko niki suba ci àllarba ji la ñu fas yéene amal ci réew mi mareyeur yi nag la ñuy naqarlu moom moo di xeetu nattu yees yoo xam ni UEMOA moo ko daal di nag tënk ci réew yi mu daal di boot yëpp mu di nag bu dee woto bi fukki tonne ak benn lay daal di def ci wàllu marchandise buñ koy peesee nag pneu ak xottu woto baag yëpp da cee daal di bokk loolee nag ñoom mareyeur yi duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndax la woto ba def donc la ñu war a daal di peesee ca Pikine ak Yaraax ci banlieue bu Ndakaaru section yu mareyeur yi ñoom it kon bëgg nañ soobu ci boobule grève responsable mareyeur ak bu Yaraax yooyee di Mame Ngor Fall ñu teewlu kàddu yi nga xam ni dénk na ko Younoussa Baldé. li ñu jëkk mooy pont bascule yi nga xamante ni si moo nii bëgg a rey pont bascule yi li ko waral oto boo xamante ni si yebe nga Dakar wala nga yebee foo mën a yebe rek soo ñëwee ba pont bascule ñu fay loola fay bi nag coûté na ay 200 000 ba 300 000 ba 500 000 loolu doyatul ñu ne dañuy délesté jën bi délesté bi ñuy def jën yi bu nu wàccee jën yi amul fenn foo xamante ni si fa la ñu koy teg parce que préparé wuñ ko amul chambre froide amul dara oto yi nga xamante ni si ñoom lañ ko defaral nañ leen fu ñu def seen i jën ñun nag defaralul fenn fu ñu teg seen i jën loolu nag désormais dafa doy ci Sénégal ñun ñu nga xamante ni si li ëpp ci économie Sénégal mareyeurs yi ñoo ko yor kon désormais dafa doy ñu ni teg yenn coono yi mooy négocier wuñu oto jën bu mu laal pont bascule oto bu ëppal bu doon 5 tonnes di nga tonne fay tonne 20 000 mooy 100 000 francs
souvent léeg-léeg nga ëppal sax ñun la da ngay délesté délestage boobu nag moo ci gën a garaaw niñ ko war a faje nag tout le Sénégal secteurs yi yëpp muy Ndar fu mu mën a doon c'est national. ca diwaanu Mbour it ñoom mareyeur fas nañu yéene soobu bokk ca boobule grève ñoom it xamle nan lu ñu mel doore ko suba kon ñoom ca Mbour duñu jaay ay jën ñoom la dañoo yokk ci seenu xeex gi bëgg nag carte bi nga xam nit moom moo di carte bu mareyeur bëgg soobu ci seen métier boobee moom nga yore ñu yokkal leen a délai yi ndax nañu at dong lay daal di am carte ba daal di jeex nga daal di wutiwaat beneen bëgg na ñu yokkal leen at woowee ki nga xam ni mooy Fallou Mbaye président bu section Mbour bu syndicat bu mareyeur bu réewum Sénégal la ñuy teewlu kàddu yu dénk Papa Dieye. mareyeurs yi dañu war a dem grève le 15 grève bi ñetti fan lay durer incha allah ca marché Sénégal yëpp benn marché du ci jaay jën incha allah tracasserie yi nga xamante ni ñu ngi koy rencontré ci yoon bi moo tax ñu war a dem grève yitte bi nga xamante ni si moom moo ci gën a am solo mooy pont bascule yi ndax dañ ñu teg lu nga xamante ni si mënutuñ koo demee waxtaan nañoo ministre bi ba mu am ay faveur yu nga xamante ni si waxoon diggoon nañu ko ni dina ko def boole ñoo directeur des routes malheureusement bañ demee directeur de route la ko ministre bi waxoon defu ko revenir nañ ministre bi yëgal ko ni ko li nga waxoon directeur de route pour mu defal ñu ko defaluñu ko kon nag ñun dañuy dem arrêt du travail président Thierno Mbengue moo wax nii ñun am nañ satisfaction dañoo bëgg a grève rek moo tax ñuy grève waaye am nañ satisfaction moom nag àndu ci grève bi bëgguñu jiite ci force ci ñu fipp nag bañ moom moo wax loolu waa Mbour moom nee nañu li Union nationale mareyeur du Sénégal wax ñoom ci lañ ànd muy UNAMS loolu lañu ànd dañuy dem grève le 15 loolu donc nag nekkul suñu problème ndax bokk na ci sécurité carte mareyeur yi bokk na ci marché central Mbour bi nga xamante ne si ñu waxoon ñu ko bu yàgg ba léegi ci jotuñu ko. direction bu transport moom gannaaw bu ñu jokkoo ak ñoom jàpp na ni fanu ngay duñ ko bàyyi fa yemale ci wàllu ko poids gi foofee la ñu daal di yem ndax itam ne ñu dafa am poids boo xam ni moom la tali yi attan te it buñ ko dépassé day daal di yàq tali yu bari gis nañ firnde gi mooy fii ci réewum Sénégal poids boobee daal di nay yàq tali yu bari te it ay milliards la ci nguur gi di def ngir nag oto yi la ñu yàq ñu daal di koy defaraat xamle na ni it sax UEMOA la mu tënk ci poids wu oto yooyee fukk boo téeméer boo jël fukk ak juróom réewum Sénégal yokkal na ko li nga xam nit moom moo di poids lourd yi ci wàllu grève la ñuy daal di desandi bi yoon beneen syndicat la ñuy daal di waxtaanee mu di G20 yëngu ci njàng meeg njàngale mi gannaaw ba ñu daal di dugale préavis tey jii daal di nañu jëmmal seenu ko débrayage boo xam ni niki tey lañ ko daal di amal daal di arrêté cours yi ba 9h jotee ne ñu nag la tax ñu def ko moom moo dañoo bind préavis boobu ak léegi gisuñu gouvernement gi yéey yàbbi ci seen wax joojee la ñu bëgg nag moom moo di gouvernement gi toogaat ci table ñu daal di négocier la nga xam ni xaatimoon nañ ko atum 2014 ak tey di ay déggoo te gouvernement gi àndewu ci saafara ci débrayage boobee nga xam ni te G7 def nañu ko ci débrayage le 22 janvier prochain nee ñu ñoom it daañu ko amal gannaaw ñoom seen débrayage boobee di waa G7 daañu amal ab grève total ca bés ba ñu daal di toftal ci bés boobee syndicat boobee nag la ñuy naqarlu moom moo di kon accord yi nga xam ne ñoom it xaatim nañ ko gouvernement ga ci avril 2018 ne ñu lañ ca jëfee bariwul jëwriñ gi dénk njàngale mi moom ñu xamle na ni yëgul benn yoon boowule grève bu G7 daal di xamle moom Mamadou Talla xamle ni kon G7 googee ak ab partenaire la boo xam ne ñu ngi daal di diisoo ak moom ngir xool naka la ñuy def ba daal di andi ay gindikonte seen digg ak ñoom Mamadou Talla ñu teewlu kàddu yi nga xam ni dénk na ko Alassane Balde ak Abdou Malick Thioune. On n'a pas parlé de grève, ils ont dit qu'ils ont une marche à faire. Attendons d'abord de voir. ñoom waxu grève dañu wax ne dañuy def marche kon dañu xaar rek yéen ma koy yëgal li am solo rek mooy ay syndicat partenaire lañu te dama wax ni priorité bi nga xamante ne moom lañ gën a jox mooy waxtaan ba dal mën a am ci njàng mi loolu suñuy priorité la kon bokk daañu ko wéyal waxtaanee suñu diggante ngir xool ñu xaar rek li ci kanam raw li gët. Donc je crois que nous allons continuer à travailler ensemble. Le monitoring va se tenir. Attendons d'abord de voir après leur marche qu'est-ce qui va se passer. moom kàddu yi Racine Mamadou Talla mi ngi ko daal di yëkkati gannaaw bi nga xam ne ñu ngi doon dalloo ab siège bu office national bu enseignement catholique fii ci réewum Sénégal dikkaat na bu baax a baax sax ci solo si nga xam ni te njàngaleem chrétien yi am na ko ci jubbanti waaye tam di yee suñu ay doom dañuy teewlu kàddu ko monseigneur Ernest Sambou moom mooy évêque bu diocèse bu Saint-Louis ñu teewlu kàddu yi mu dénk Abdou Malick Thioune ak Alassane Balde. La lutte contre l'ignorance est indispensable. Parce qu'un enfant en mal d'éducation est privé d'avenir.
xeex ñàkkum njàng rawatina ignorance dafa doon lu am solo ndax xale bu nga xamante ne rek amul njàng daanaka ëllëgam day jafe lool waaye it day nekk ci danger ci wàllu nekkinam ci biir askan bi kon ñàkkum njàng baaxul dara moo tax nag ñu war leen mën a jàppale ndax njàng dafa bokk ci lu koy aar waaye lu koy yee ci àdduna bi boo xoolee jamono ji nga xamante ni nit ñi dañoo gën a farlu ci li nga xamante mooy matériel ñu jàpp ne église moom dafa jàpp ni njàng bokk na ci liy tax rek ñu tàggat ndaw ñi ngir rek ñu jox leen ay jumtukaay lu jëm ci wàllu nekkin askan wi waaye ci wàllu diine. Mission en s'efforçant de donner aux enfants et aux jeunes une formation humaine, morale et religieuse. ñeent fukkeelu édition bi nga xam ni itam ziara ñu jagleel ko Thierno Nourou Seydou Nourou Tall ak itam Thierno Mountaga Tall daañu ko amal ci diirub juróomi fan fii ci réewum Sénégal nag ñu daal di waxtaanee ay ponk yu am solo bokk na ci koon crise des valeurs ak itam société bi na mu jàdde yoon ci réewum Sénégal naka la ñuy def ba ànd ci ak saafara bokk na ci it ay junni ci ay ñoo xam ni kon ci njaboot gi la ñu daal di bokk wala ñu ay taalibe fas nañu yéene ñëw foofee ca mosquée omarienne ba bokk ak ñoom boobu lay événement noonu it daal dina ñuy tàmbali ne ñu fas yéene wax ne am na liggéey jumaa ju am solo joo xam nit communauté ba war na ko amal dañ ci ànd ak leeralu Ndeye Khady Thiam Tall. daanaka fukki fan moo des ci ñu daal di màggal 40e édition bu ziara bi ñu jagleel Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Ahmed Tall atuk ren gi nag ñañu ko bàyyilee ñu di El Hadji Malick Sy ak ay njabootam. ndaxte ñëpp xam nañu diggante Thierno Seydou Nourou Tall ak sëriñam Seydi El Hadji Malick Sy loolu kenn réeréewu ko ci dëkk bi moo tax Thierno ma daan jël jagleel leen ziar bi njaboot Seydi El Hadji Malick Sy yëpp ñoom ñooy parrain wu ziaru ren bi incha allah. crise des valeurs ak déviance sociétale yi naka nañuy def ba mën ci mucc loolu mooy thème bi nga xam ne moom la ñu tànn atu ren. lan mooy jikko yu bon yi naka la bonee bu ñu bëggee indi ay solution maanaam ay remède ñu xool ci dund suñu sëriñ Thierno Seydou Nourou Tall ñu indi solution yi. ci loolu ne buñ ci waxtaanee dinañ ci tënk loo xam ne moom mooy remède yi ñu ci yaakaar ne moom mën nañ ko ñu jébbal ko kilifa réew mi. ziara bi nag dina doon itam occasion ngir ñu waxtaanee ci defaraatuk jumaa ji. jàkka ji bi ñu ko tabaxee yàggaay bu na liggéey bi yàgg na ne fi ñu ko tabax mu ngi nekk ci wetu géej ñëpp xam na ne sel marin bi day dugg ci bâtiment bi affecté na bâtiment bi te duñ ko bàyyi noonu Thierno Madani jëlal ko nag beneen projet boo xam ne dafay relever projet wu Thierno Mountaga waajuram ne dañuy tabaxaat jàkk boo xam ne digne de ce nom à tous les niveaux. jullit yëpp am nañ ci seen wàll du jumaa tukulóor du jumaa fuutanke du jumaa sénégalais jumaa adduna bi yëpp la jumaa umma islamique la moom la ñu bëgg a defaraat kon bokk yéen ñëpp ñu ngi ciy xaar seen i contribution. boobee ziara nag dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk muy juróomi fan yoo xam ne daañ ci jàng alxuraan niki noonu di ci waxtaanee dunduk mag ñu baax ñi. dañuy daal di dem ca diwaanu Sédhiou foofee nag nga xam ni te moom moo di ndaw yi nga xam ni dañuy daal di yëngu ci centre de la santé de la reproduction ñooñu nag amal nañu ay waxtaan yu am solo ca googule gox ak bëccëg goo xam ni weccante xalaat waaye tam ñaax askan wi ci ñu xam yenn ci ay jàngoro lañ ca daal di jublu ña ngi ko jagleel nag kon acteurs communautaires yi ak itam élus locaux yi lañ ci jublu du leen lu dul ñu daal di nag sensibiliser leen ci li ñu duppee ay maladies tropicales négligées nga xam ni daanaka day jàpp askan wi ci anam woo xam ni day ñaaw te metti lool campagne ba nag daañu ko wéyal ne ñu ca yooyu la gox ak yo ko wër dañuy dem ci diwaanu Sédhiou fekk fa suñu ndaw Ibrahima Diallo. ci Sédhiou kuréel bu ñu duppee Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale organisé na benn ndaje ngir waxtaane lu ñuy duppee maladie tropicale négligée si ndaje bu ni mel jotoon nañu waxtaane pexe yu ñu naralal ngir ñu gën a mobiliser koppar gi mi nga xamante ni dafa war a tukkee ci collectivité territoriales yi ngir ñu mën a amal xeex feebar yi lee nu mu waree lu ni mel la Dame Ndiaye xamle mi nekk coordonnateur national kuréel bi lee. li waral ñu dajale élus locaux yi parce que dañu jàpp ne santé comme léegi dafa nekk benn compétence boo xam ne ñoom ñoo ko gérer ñu ne dañ leen di adressé ay activités de plaidoyer pour que ñoom ci seen budget bi nga xamante ne ñu ngi koy am ci seen collectivité yi ñu mën ci génneel benn pàcc boo xamante ne dafay dem ci xeex bi nga xamante ne ni ñu ngi koy xeex jàngoro.
ci tuuru acteurs communautaires yi ak élus locaux yi nga xamante ni bokkoon nañu ci waxtaan bile kii di Boubacar Biaye secrétaire municipal commune bu Sédhiou ñaax na askan wi ñu jël en compte suñuy defar seen budget yi xeetu feebar yi la yu ñu duppee maladie tropicale négligée. rencontre bi mooy deuxième rencontre après rencontre Dakar bi donc Dakar bi gars yi aussi jël na engagement dañ ñoo seet na aussi engagement yooyu aussi gars yi ñu ngi koy répercuter ci communauté bi par rapport au budget par rapport à la prise en charge de certaines questions liées effectivement à ces maladies là. ngir gën a soññu askan wi ñu dugal seen loxo ci xeex feebar yi la campagne bi nga xamante ni autorités yi ak élus locaux yi ñu nekk ci diwaanu Sédhiou ànd nañu si dañu am xememteefu xeex feebar bi la ba jëlee ko Sénégal ngir gën a xettali xale ndaw yu nga xamante ni ñoom ñoo si gën a sonn. kon nañu ndar keppee pàcc bu njëkk bu xibaar yi ñu sóobu ci geneen pàcc. ñu koy dooree soxna Fall lañ ci àndal soxna maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Mantou. dañ koy dooree ak itam Aliou Cissé mi nga xam ni wari na renfort. loolee la ñu daal di nemmeeku ci ay xibaar ne dina def ab tournée européenne ndax day xool yenn joueurs yi wala day dem daje ak yenn yi pour waxtaan ak ñoom ñenn ñi xëy na mu bëgg leen indi équipe nationale ñenn ñi ci nekk ba pare mu waxtaan ak ñoom ci projet yi nga xam ne moo nekk ci kanamam looloo tax ñu laaj kenn ko xam-xamam màcc ci wàllu ni mel di Tassirou Diallo li mu gis rek mooy am na secteur yoo xam ne moom soxla na fa renfort lu am solo lay doon waaye du urgence nag ngir mu indi xëy na yeneen i joueurs Tassirou Diallo ñu teewlu ko ci. Parce que actuellement fi mu nekk nii peut-être que bon dans sa vision revoir au milieu du terrain et au niveau de l'attaque des gens yi nga xam ne mën nañu pourvoir parce que bon l'équipe actuellement bon li ko manqué mooy di marqué ay buts yu bari donc léegi bon je crois que amoon ay attaquants yu doon ñëw avec attaquants yooyu peut-être que non mais pour am urgence fi mu nekk nii peut-être que am na benn logique bu mu bëgg a xoolaat mais daal franchement man bon j'ai pas vu lan moo tax muy def tournée bi peut-être pour voir ces joueurs aussi si yan forme lañ nekk ak si yan conditions peut-être noonu la. au milieu du terrain avoir un numéro 10 buy distiller de bons ballons à nos attaques avoir aussi un numéro 9 typiquement te numéro 9 bi bon j'ai vu que ne bon Famara Diédhiou avec Habib Diallo ay affaires yu bon ils sont en train bon de se réveiller. mais yaakaar naa ne bon leneen li mu war a wut peut-être que bon des excentrés yoo xam ne war na mën a ñëw apporter dara sur le plan offensif bon on parle un peu de Ismaïla Sarr ak peut-être que aussi am keneen kuy nekk ci wetam parce que kenn rek du doy. Ligue 1 soxna US Gorée mi ngi ci coono. coono la nekk ndaxte mooy lanterne rouge bu championnat national bu Ligue 1 bu Sénégal ba ñu dooree ak léegi juróomi bëccëg lañ jot a jongante benn match nul képp la ci US Gorée jot a am moom kon mooy ndadd moo tax kii di Simon Faye def ci ak njàngat. laaj bi samp ci jamono ji mooy kañ la union sportive de Gorée di yeewu tontu dina jafe rawatina fi ñu toll ni club bi nekk ci jafe-jafe ndax bi championnat bi tàmbalee ba léegi benn point la Gorée am ci juróomi journée yi nga xam ne football nañ ko équipe bu Sidaat Sarr bi nekk ci jafe-jafe yu métti la koy firndeel mooy Gorée benn but la dugal te booba encaissé na fukk ca wet ga équipe bi di tegle ay contre performance défense am baaxul attaque bi amul efficacité muy match yu bon yu union sportive de Gorée di tegle résultat yu bon yi li ko waral ñu njortu ne yenn joueurs yi dem bokk na ci li ko waral tax ba léegi équipe bi xamul fan lay taxaw li leer ba leer mooy équipe bu Maître Augustin Senghor mi jiite fédération sénégalaise bu football mi ngi ci jafe-jafe te ba léegi mi ngi ci zone rouge bi. bu Sénégal démb lañu ndar képp juróomeelu bëccëg bi Linguère moo am ndam ci kaw Kër Madior benn ci dara waaye ba tey EJ Fatick mooy leader kon Linguère ci ñaareelu place bi la daal di nekk. ñu dox ci Barça am nañu entraîneur bu bees waaye bari na lu koy xaar. li koy xaar bari na torop gannaaw ba nu tàqaliko ak Valverde nag démb nag ci guddi la xibaar bi mujjee officiel jëm ci wàllu ni mel bokk na nag la ko fa jëlee mooy super coupe bi nga xam ne dañ ko éliminé ci demi-finale yi Atlético moo fa jaara yàgg nañ di ko critiquer ci ay contre performance yu ñu nemmeeku ci biir club bi. waaye ki ko fay wutu nekkoon entraîneur bu Betis Séville Quique Setién moom nag lu bari di ko fa xaar bu war kaa jooyanti te it fi nga xam ne ki mu fa wutu daat na fa tegoon tànkam am lu mu fa jot a jël bokk na ci ligaat bi mu daal koy mën a rek confirmer waat njàngat bi ak Pape Mante Mboup. club bi di FC Barcelone ni ki démb la fësal dàqu kii di Ernesto Valverde ci bopp équipe bi ku ko wutu di Quique Setién mu nekk option bu logique bu ñu xoolee profil bi la entraîneur doon tàggat ñi di waa Betis Séville daanaka même style la yor ak bu Barça
bokk na si ñu muy bàyyi xel kii di Jürgen Cruyff mu indi boobu le style ci FC Barcelone. bile entraîneur bu bees bu équipe bu FC Barcelone war a nag amal liggéey bu rëy bu ñu gisee ne Barcelone jamono yi ñu toll nii dafa am ay jafe-jafe lu koy firndeel sax mooy gannaaw buñ ko éliminé ci demi-finale Super Coupe d'Espagne ci digganteem ak Atlético bu Madrid moom mi lay faw nag mu atteindre objectif yi nga xam ne ku mu wutu bàyyi na ko fi muy gañawaat championnat bi bu ñu gisee ne fu mu toll nii FC Barcelone ak Real bu Madrid dañoo tolloo poñ du nekk lu yomb bu ñu seetloo ne atum ren gii ñii di FC Barcelone seen match à l'extérieur yi dañ ciy am ay jafe-jafe. beneen mbir bu ñuy laaj rek mooy ndax ci jamono ji dina ut nag ku remplacer ki di Luis Suarez bi nga xam ne dina toog lu tolloog ñeenti weer te du football jël ay décision ci lu concerné avenir kii du Arturo Vidal ci milieu de terrain bi bu ñu seetloo ne kii di Valverde lu mu ko utiliser ci saison ren gi bëriwul te chilien bi am na rôle bu rëy bu muy joué ci effectif bu FC Barcelone ñëw ko kii di Kike mën na nag permettre yeneen joueurs tamit ñu am temps de jeu ku ci mel ni Junior Firpo mi nga xam ne moo ko doon tàggat foofu ca Betis Séville kon ñu jàpp ne chantier yu bëri nag moo ngi xaar entraîneur bu yees bu FC Barcelone muy mu jeexal championnat bi ak ay trophée du roi ba moom xam nañ ñu amal 16e de finale yi. li ci yees mooy dootul nekk li nga xam ne match aller retour lay doon confrontation directe lañ koy daal di amal gannaaw ba nu jongante super coupe bi tey kii bu mag bi Real Madrid gàddu ko kon ñoom xam nañ seen adversaire ñoom ñëpp nag moo xam Real Madrid Barcelone Valence wala Atlético équipe bi nii dajeel ci division 3 la ñu nekk maanaam segundo B kon des na ko rek amal ko su les si mën a jàpp rek mooy Barça moom kii di. Ibiza lay dajel Real Madrid day dem ca Salamanca fekki fa Unionista Atlético Madrid moom Cultura Leonesa lay dajel ñii di waa Valence wala dajel ak Logroñés kon loolu mooy affiche li tënku ci wàllu 16e de finale Coupe du Roi foofee ci Espagne lii la sax mooy ndar képp xibaaru tàggat yaram yi Mantulaye. jaajëf soxna ci yooyu xibaar jëm ci tàggat yaram ñu sóobu ci beneen ponk boobu mu julli ci yéen kaay ak bismillah ginnaaw courant ba day wàllu njàngame ak njàngale mi yëngu na de éducation ba vox populi ne wàllum gerew day waa G20 G7 ak waa SUDES waaw ca la ñu jëm de dama ne wàllu njàngame ak njàngale moo mais mbir maa ngi baax mi ngi jax-jaxi di baax tribune yéene kaay ne te xam nga lan moo ko indi day waaw ndàmpaay yi nga xam ne nag maanaam war nañ koo jox nag ñiy liggéey école ci gouvernement bi lé agent public ya waaw syndicaliste yi daal la ñuy naqar mooy pataaral gi nga xam ne nag maanaam moom la gouvernement bi nekk ni la ci seen jafe-jafe laa la wax boobee ba léegi ñi ngi yëglu waaye gars yi daal ñi ngi ne pot rek li jaaxal ñëpp dama ne la gis nga waa G20 googe waaw nga xam ne nag lu tolloog ñaar fukk ci ay syndicat daal nañ ko dajale day ñooy yënga-yëngal Amadou Diaw ne secrétaire général u SUDES waaw nee na ba fii may wax ak yéen waaw gouvernement bi daal waxul dara ba dara booloo jeex laa la wax dama ne gis nga syndicaliste yi day la ñuy naqarlu mooy gouvernement bi la mu waxoon da jaare sa tewul dara ba dara booloo jeex laa la wax loolu tax na ba gis nga waa G7 waa G20 waaw waxtu yi ñuy jàngale day danañ ci wàññi slëf débrayage waaw ñaar fukki fan ci weeru janvier gi lée waaye ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier day grève générale la ñu jëm nag laa la wax tribune yéene kaay ne université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru day yëngu na de moom it yëngu na de ndaxte faculté médecine gële ak pharmacie ak odontologie waaw étudiants yi dañ ko paralysé laa la wax ndax nee nañ condition bi nga xam ne moom la ñuy jàngee ne la day doy na waar lool critique yéene kaay ne gis nga université googee waaw jàppali nag ay fitna yu métte métti kon moo am te campus social baax ritali élection amicale ya ca boppam kon moom moo ko indi dama ne la am na ñoo xam ne kon am nañ ci ay gaañu-gaañu yu miti laa la wax ay blessé grave allahu akbar la ilaha illallah xanaa réew mi féppay miti ubbil tribune yéene kaay dama ne la mareyeur yi day jaaykatu jën ya waaw ñoom nag la ñuy naqarlu kon mooy ni ñuy peese kon seeni camions yi ci boppam waaw loolee tax na ba ñu ne ñetti fanu yàlla yoo xam ne kon jën du am ci réew mi ñoom yabooy ak ñoom coof waaw nee nañ 72 heures ñetti fan grève générale allahu akbar courant ba 24 heures yéene kaa ne yokk bi nga xam ne nag maanaam yokk nañ ko njëgal courant ba day askan wi daal xam naa ne dama ne kaay nañ de ak ndëgg sërëxal kii ñu leen gasal le piège financier waaw daaw dëgg yi ñoo lànk ci critique yéene kaay waaw nee na ñun dee bi ñu dajee ak médiateur de la république waaw moom maître Alioune Badara Cissé ci boppam moo ñu proposé ngir ñu dajee ak président de la république ñun nag pare nañu dee ngir waxtaan na ku ne ngir njëgu courant bi ñu daal di koy wàññi waaw loolee kay buñ ko mënee am pare nañu ngir togg ku nekk laa la wax waaye itam ñu ngi Marie Sagna ak Ousmane Sarr ak Fallou Galas waaw ñu génne leen ci kaso bi lee France dégage Dakar Times France dégage gul de jamais ndaxte président yi tey la ñu gën a fédéliwaat seen
kóllëre ci armée française fi lay way samba enquête yéene kaay ne nguur gi day waaw xaalis rek lay wër de maa la ko wax coppite yi nga xam ne nag nam nañ koo indi ci wàllum juuti gi nii la day réforme fiscale ba waaw dama ne la xaalis suñ ko mën a wutee ji ñoom nguur gi ca la ñu ne ba tax na ngir feesal seeni kees waaw nguur gi ci boppam bi mu nekk li la day bagage yi nga xam ne ñu ngi koy jëndee bitim réew du ko dugal ci mim réew lañ doon fay day danañ ca tegaat téeméer boo jël fukk ak ñaar di 12% waaw ba tax na nag am na benn inspecteur impôt domaine waaw nee na gis nga dogal boobee xam nga lan lay indee bagage yi nga xam ne kon nañ koy jëlee bitim réew yëpp daa nar a yokk de la yow ana 94 milliards yo Ousmane Sonko ak Mamour Diallo waaw Mohamed Diagne ci tribune yéene kaay daal dinay sàkku na ci procureur de la république mi lé mu daal di leeral sénégalais gindi leen ci xaalis boobee parce que 94 milliards yi waaw mën naa tabax ay école tabax ay hôpital waaye dimbali Sénélec subvention secrétariat exécutif national ba day am nañu bees ñu fa dugal Cheikh Oumar Anne dugg na Abdoulaye Diagne maire dugg na Moussa Sow Koser dugg na Aline Ndaw Fall dugg na Walfadjri ne Macky Sall day waaw daa mel ni sax kuy néewal doole ay nit rawatina ay ministre waaw parce que Macky Sall dafa mel ni ñii di xas ay ministre am ak ay directeur généraux ak di leen saaga mbir mi da koo neex déet waay kay waaye xoolal leen ma ministre conseil bi président directeur général bu 2STV El Hadj Gaye waaw mais sénégalais yi dañoo jom El Hadj Gaye bi mu ne bépp ministre boo xam ne bu ma la wootee téléphone jëloo danaa wax président Macky Sall mu dàq la waay Samba mbete premier ministre tribune yéene kaay ne jubóole Abdoulaye Wade ak Macky Sall ba day mbir mi da nekk ak daa mel ni lu yàqu foo ko yee jàppale bale ndax am na benn waaye APR bu ñu waxal day waaw nee na ñenn ñoo xam ne dañoo nekk suñu biir parti ak bekk ci Benno Bokk Yaakaar waaw ñoo bëggul Macky Sall jubóo ak Abdoulaye Wade laa la wax maar day taali waaw dañu koy wax président ak di organiser ay réunion naan président boo jubóo ak Abdoulaye Wade mi de yaa cay perte te loolee tamit day gaawal ñëw Karim Wade ci biir réew Karim kañ lay ñëw ci mim réew Lamine Diack kañ lay ñëw ci mim réew tribune yéene kaay de ataw Lamine Diack ba day ndax nañ ko ba weeru soin source a wax ñu lan mooy nëxal xel yi Lamine Diack ci critique yéene kaay waaw ne man maa bëgg a setal sama der waaye may leen ma une semaine ma dem seeti sama ma cee nga xam ne barki Dembo Ndiaye la téeméeri at ba ñuy wax ci téléphone dani ma Lamine xanaa di nga ñëw balaa maa dee Lamine Diack ci Vox Populi waaw nee na ñeenti atu yàlla yoo xam ne kon defuma ko biir Ndakaaru Ndiaye jël jële mitit na ci man lool maître Moussa Sarr di avocat wu Pape Massata Diack waaw nee na dañoo ñëw fii pour wane ne Massata deful dara les ko yéene kaay ne waaye yow xanaa demoo ba kubba benn village bu nekk ca Casamance waaw mais jaay yamba foofee du fa dara kenn du la def dara te boo bayul ci yamba jooje doo ci génn laa la wax kilo yamba ñetti junni juróom benn junni nga koy weccoo kilo soble téeméeri dërëm donc waaye ne xoolal gars yi ak lu ñu bay yamba waaw suul gaz du ko tere xëy te troisième mandat tam xëju fi boo paree ma leen tëjal jaajëfal Ahmed Aidara fii kon nañu ndar képpee xibaar digg bëccëg